commencé waat duggaat ci internet bi te amuñu woon sañ-sañ bi. déedéet ba léegi nii sax am na ci ñoo xam ne Moustapha soo liiree sa une da nga xam ni dëgg nga ci gën a sentir en tout cas doy na waar. Alors ñu wax ci beneen sujet bi Moustapha jëluñ bi ñu dénk wàllu tàggat yaram gis nañu fan yi nag ñoo ngi acharné wu ci kawam rawatina juste après match bi Sénégal France bi mu jàllee ak léegi lan moo expliqué loolu lan moo xew exactement ci suñu kilifa yi yenn kàddu yi ñu ko yëkkati di ko teg ci seen kaw lan la. waaw xam nga Aïssatou da nga expliqué loo xamante ne yàgg naa am ci penc yàgg naa am nit su ma dem ci suñu football bi rek Crépin amul lu mu dul dégg amul luñ ko dul teg mais dafa am mental loolu dafa am solo loolu man la keneen ak keneen a ci yem toujours ñu attaqué ni ci physique am attaqué ci waasoom wala attaqué ci ko leneen mais da ngay am mental nga xuus jàll dem sa yoon parce que ñëpp yamuñu ni mu amee ñu am niveau ñoo xamante ne bu ñuy waxtaan ak yow débat bu ñuy teg yëpp débat wu xam-xam lay doon maanaam Aïssatou sa conducteur bi baaxul ni nga posé question yi baaxul ni waaye keneen day jóge fa ñëw moom Aïssatou moo ko intéressé moom la personne de Aïssatou moo ko intéressé noonu la àddina bi loolu fépp la am na si ñoo xam ne dañuy dem sax ba ci wàllum race dañ ko ciy dugal ay wàllum couleur peau autant pour moi dañ ko ciy dugal kii présenté warul ñuul kii warul xees lu tax ngeen nangu seen télé bi ñu fi indi nit ku weex mel ni que lu tax ngeen nangu seen chaîne bi ñu fi indi nit ku ñuul te chaîne tubaab la nit ku ñuul amu fi place yooyu day dem ba day dugg kon loolu fépp la am ci àdduna bi ay nit ñoo xamante ne dañ leen di attaqué parce que dañoo bokk fii dañ leen di attaqué parce que dañoo nduróox lii dañ leen di attaqué parce que am na nu leen yàlla bindee loolu d'abord il faut ñu xam ne fépp lay am na parce que nit ñi yemuñu man ni muy ñëwee ne par exemple damay bàyyi xel ci li ci biir am na ñoom dañ ñoom li ci biti la ñuy xool kenn moomu leen léegi leneen li ci topp nag mooy fi ma commencé léegi mooy mental bi il faut nga am mental Sénégal boo fi nekkee bëgg évoluer bëgg sori foog nga am mental d'acier boo xamante ne dara du la briser waaw dañuy wax nga avancer dem sa yoon bàyyi leen fa mel ni ku leen déggul foog nga am mental d'acier boo bëggee avancer Sénégal loolu moom lu am solo beneen mbir bi ma ci tegaat mooy am na ñoo xam dañ ko bëgg profiter di ko amplifier di ko yóbbu fu mu yeggul nag nañu arrêté man gis naa fi ay communiqué ay coow ni ay ñeenti nit ñoo ko nekk def ci réseaux sociaux yi te jeex na waaw te li si déplorable rek mooy ñenn ñi am benn niveau bi di wax yenn waxi parce que pour man am na fooy toll nag yenn yi bassesse laa ko mën a tuddee. waaw ñu xamee la ci yenn position yi Aïssatou am na loo xamante ne tey jii bon su ma fekkee suñu ñamalee Aïssatou ko wax man dinaa xeeb Aïssatou yàlla xam na ko su ma ñëw ne Aïssatou moo wax lii dama koy xeeb parce que damay xam ne niveau am ak fi mu toll ak li ko yàlla may ci xalaat bu rafet Aïssatou warul wax lii mais am na ñoo xam ne bu ñu ko waxee da nga naan kii moo ko war a wax parce que kii xam nañ ne moom la yàlla xam doy na moom mi ngi noonu rek moom xeex la fi nekkee ak wax niveau am fii la toll. kon côté boobu la ñuy déplorer ci ñenn ñi nga xamante ne dañuy jàpp ne ëppal nañ ci xaabaabal nañ ci match buñ ñu gagné. il faut nag ñu comprendre dara tamit am na ñoo xam ne président bi la ñu mere xam nga loolu. président Bassirou Diomaye Faye la ñu mere. de la République. waaw parce que gouvernement bi ñu def ak te Ousmane Sonko bokk ci ñoom digéré wuñu gouvernement bi. la preuve yemuñu ci moom donc de. ku koo jegee xax keneen ak keneen waxatuñu jëm ci ñoom daal bu ñu amee xeer bu ñu dóor ko bu ñu paree dem toog jàpp seen jàmbur. waaye gis naa loolu ba partagé wuñu gouvernement bi non am na ci ñoo partagé tuñ ko intéressé tu leen nekkatuñ ci yooyu pare nañ ci léegi nag ñoom ci wet gi seen i xeer lañ yor tekk seen poste toog jàpp seen jàmbur ku d'abord ñu dóor benn xeer toogaat jàpp seen jàmbur bokkatuñu ñoom fu ñu toll nii ñu ngi ci opposition bi ñoom. mais on ne peut pas satisfaire tout le monde. mënul nekk. moo tax ma ne la am na ñoo xamante ne gis nga ministre bi su fekkoonte ne gouvernement Ousmane Sonko la bokk kenn du ko wax dara dina bëri boog ñoom duñ ko wax dara. waaw moo tax ma ne la am na si ñoo xamante ne tey jii ñoom président bi dañu mere mais boo meree président bi kii defu la dara. elle a été nommée. defu la dara boo meree président bi foofu il faut que ñu am retenu débat wu physique débat wu nit débat wu yi yooyu du rafetul il faut que ñu koy éviter. kon lii ci moom la rek mais am na ci ñoo xamante ne côté bi ñu leen di critiquer peut-être seen côté liggéey la seen côté yeneen ak yeneen moo tax gouvernement bii di gouvernement Al Amin Lo ku ci nekk boo góorgóorluwul tuuti am mental d'acier tuuti doo dem parce que ñi ngay jàkkaarlool ci opposition bi benn la ak benn parti ñi nga xam ne dañuy bëggee Ousmane Sonko dañuy ñëw jàkkaarloo xew te am nañ sant yàlla
bi Ousmane Sonko calmé affaire yi keroog fële ca Dakar Arena parce que nee na leen Pastef yenn tooñaate yenn yooyu yëpp ñun nekkuñ ci waaw yooyu moom du ñun waxtaan nag ñoom ba ne leen yenn tur yi ngeen di woowee ñenn ñi sax baleen ko. oui c'est parce que xam na leen aussi. xam na leen moo tax ñu bàyyi ko. waaye léegi loolu imagine toi su ñëwoon encouragé leen ni gis naa nag ngeen di tooñ loolu ci politique bi la bokk Abdoulaye Wade fii lañ ko tuddee woon laay njombor kon loolu ci politique bi la bokk ku leen ne bàyyi leen ko bu leen bàyyi na gën a mais imagine toi bu waxoon loolu sa ëllëg sa ngay gisaat ku nekk commencé di créer beneen tur ku nekk di bind ku nekk di kii mais après doo xam lu muy nduru mais dafa ñëw indi contraire bi ne leen loolu bokkul si ñun tooñaate sabote nit ci physique am ak yenn ak yooyu ñun du ñun énergie boobu dajale leen ko ngeen yóbbu ko feneen foo xam ne dina jariñ parti bi keroog laa gëj a dox ba gis sax ñenn ñu bind yenn tur yeeg yooyu di ko ñaawalaatee waaw mais kooku tey jii bu defee loolu moo tax man bi nit ñi doon wax ne ñoo ngi xaar jàkkaarloo ak yu ni mel ak yooyu ma ne leen bu ñoon xaar jàkkaarloo diggante le président Bassirou Diomaye Faye ak le président de l'Assemblée nationale Ousmane Sonko nañ doon yaakaaree choc bi dina wàññeeku bu baax waaw parce que Sonko dafa dem Assemblée nationale am taxawaay boo xam ne am na ko waaw dellu ginnaaw bañ crise institutionnelle am dellu ginnaaw di apaiser di calmer pour bañ mbir mi yegg fenn fi parce que pour man dafa conscient ci li nga xam ne moom la ko yàlla dénk dafa conscient ne yàlla jox na ko doole te bu la yàlla joxee doole nga war see yërëm jaami nga leen koy xeexee bés bu ko nangoo da koy jox keneen te kooku mën na see jàkkaarloog yow moo tax ngay gis ñëpp ñu ngi doon xalaat ne buñ defee premier conseil des ministres bi dinañ dàq Waly Diouf Bodian dinañ dàq Fadilou Keita dinañ dàq diw PCA bi kii dina tëb dinañ def nii ñëpp loolu lañ doon wax moo tax may ne bu ngeen deful ndànk déception dina am ci ñenn ñi nga xam ne fi ñu toll ñu ngi toog sikki mu di xaar parce que xam na ne fi ñu toll nii il a besoin de Ousmane Sonko pour diriger soxla na ko léegi ndax dafay jël lieutenant bi mu faxas leen merloo kële daal di wëlbati ko jàkkaarloog moom doon tey ministre yi dem nañ waaw dem nañ am na ñoo xam ne jot nañoo dellu biir assemblée nationale waaw waaye léegi est-ce que tamit dañuy taxaw ñu ne léegi faxasal ñëpp ñu dem wala képp ku bokkoon ak Pastef wala ku ma nekkoon génneen ngeen abal ma kële daal di mel jàkkaarloog moom fu mu jëm problème lay doon loolu moo tax ma ne mën na am entre temps diggante bi mu am ay lu ñu koy waxee ay jéego jàmm yu ñu ci dox ba Ousmane Sonko du dellu primature waaye diggante bi mën na am lu xaw a waaw lu ritax loo xamante ne dina du ñagas ba nga xam ne waaw dañ naan vraiment ñii xaaruñu leen woon fii te boo moytu te dëkk bi dafa may dëkku kilifa yow bu mu la bett sax après boo déggee ñu ne la affaire yi tanewaat na wala delluwaat nañ ci wala wàññeeku na bien sûr loolu lépp mën na nekk politique la ñu nekk oui. kon loolu yëpp mën nañ koo xaar. loolu lépp mën nañ koo xaar parce que man bokkuma si ñu naan jamais moo tax il faut nit ñi lu ñuy def rek nañ ci demee ak mesure c'est très important. est-ce que li ñuy wax naan Pastef dafay opposé Pastef loolu amul sa fa est-ce que du ci loolu lañ nekk. mais xam nga fi ñu toll nii Pastef le président Bassirou Diomaye Faye opposition bi ku gën a jaaxal Pastef la mais du ñeneen ñi parce que ñeneen ñi dañoo bëgg dem ci moom fi ñu toll nii ñeneen ñi bu leen ubbiloon kanam ñu dem ci moom. moo tax Pastef de opposé Pastef parce que jiitu réew mi ci Pastef la bokk. voilà moom ci Pastef la bokk. ñeneen ñi moom jaaxaluñ ko. parce que su leen moyoon kanam léegi ñu dem fekki ji ko. loolu moo tax loolu du problème ci moom léegi moom su fekkente ni dafay diriger dem ba xam ne fi ñu toll nii mbir mi sës na rëkk. bu demee élection xam na ne appareil bi mu doon jéem a tabax jotul tabaxu te loolu moo tax ma ne atum 2027 bi ak début 2028 beeg yooyu observation bu am solo fay am surtout ba yenn élection jàlloon ba mu gis ne Pastef mi ngi conserver dooleem ak yëpp du am pexe bu dul dellu ginnaaw. du am pexe bu dul dellu ginnaaw te loolu bu koy def lu xam nga président lu mu bëgg kenn mënu ci dara. jubaale lay doon nga ne waaw léegi dellu siwaat naa ci kër gi dañ maa génnoon wax ji jeex na après donte du doon lu yomb nag donte du doon lu yomb mais ndegam Macky Sall bi nga xam ne tas na fi seen parti def nañ fi lu nekk moom lañ toppul ba léegi waxuñ ko dara waxuma laa ko xam ne da ngeen a àndoon ba yéeg ngeen ànd di doxal ba yàlla def jafe-jafe am seen diggante kon il ne faut jamais dire jamais en politique il ne faut jamais dire jamais moo tax dama naan toujours ñi ci nekk rek nañuy garder yenn diggante j'aime beaucoup la position de Birame Souleye Diop waaw ci taxawaay bi mu am tamit waaw nekku fi di wër di wax nekku fi di met di wax du ñaaw ci et pourtant ku xam lu bëri la
waaw ku xam lu bëri la koo xamante ne ba ñuy sos parti bi mi ngi fii ñu dem dénk ko secteur bu stratégique yëkkati ko teg fa koo xam ne coalition Diomaye la bokk teg ko fa te xëyul woote conférence de presse xëyul takk rajo yi demul page Facebook am bind ne vraiment président bi weddi nañu président bi rusuloon na ma demul bind lu nekk mu def ko loolu lépp moo tax ma ne kooku dañ ko war a bàyyi xel bu baax a baax ci taxawaay boobu nga xamante ne am na ko kon Aïssatou nga comprendre rek ne pour man ñoom ñaar seen diggante il ne faut jamais dire jamais parce que bu ñu nekkee ci politique il faut nga am lecture boo xamante ne moom moo lay may nga bañ a fermer porte yëpp sinon boo fermer porte yi rek dina dem ba après moom yu ubbeeku te doo ci woon bàyyi xel. moo tax ma yaakaar ne boo koy lire daal il faut que ñu si def ndànk donte nag loo xamante ne boo koy wax ñenn ñi ne waaw Moustapha day rêver wala affaire yooyu noonu c'est fini mais politique moo ni bindoo et on a l'habitude de dire que seules les montagnes ne se rencontrent pas. montagne rek ñoo dul daje kon loolu lu jar a bàyyi xel et en tout cas même c'est ce que je souhaite xaw ma lan nag Aïssatou xam nga dama cee wax yaa ngi may reetaante Aïssatou xam nga dama cee wax ba sonn xam nga lu ma doon wax au début ay président Bassirou Diomaye bu ñu la tàqaleek ak Ousmane Sonko bu ñu la tàqaleek moom parce que bu ñu la tàqalee ak moom sa mandat bi di nga ci passé temps bu bëri naan man waruma ko man defuma lii man ñoo def lii man maa def lii man perte temps lay doon. en tout cas li nga wax nii. lu Sénégalais man loolu laa yàgg wax buñ la léegi nag tàqaliko bi am na fi ñu toll nii bu continuer nii. te ñëpp xam nañ ne du question farak moom wala farak kële wala bañ a kii kii ñëpp xam nañ ne masse populaire yi wala doole gi ci côté Ousmane Sonko bi la nekkee te lii balaa nga doon xam dara suba ñu tëgg ay élection nga xool suba bu ñu tëggoon ay élection nga xool wala mu woote ñun ñaar rek référendum ana ñu ànd ak Sonko ana ñu ànd ak Diomaye ñu xool léegi rek oui ou non rek léegi nga xam ci dara. moo tax ma ne même ñu koy jéem a yóbbu ci référendum sax ñu ngi koy yóbbu loo xam ne xamuñ ko mën na fee indi benn proposition boo xamante ni fii après gars yi gàntalal ko te loolu beneen affaire la wala mu doon ay courtette boo xamante ne ay 52 ngay am ak 53% parce que c'est vrai il faut le dire dina am ñeneen ñoo xam ne dañ naan du élection présidentielle waaye réew mi la ñuy defar moo tax nañu voter pour rek. waaye yooyu yëpp dafay wane rek ne boo tolloo foofu nga jàkkaarloo ak koo xamante ne en face yàlla def na moo téye maas yi kooku da nga koy jël en compte te yàgg naa wax ne am Ousmane Sonko sa wet moom président Diomaye moo gën moom ko en face comme opposant yàlla baax na alors ci relance de l'économie nationale njiitu réew mi wax na ci démb communiqué conseil des ministres bi sàkku na ci limaanu jëwriñ yi